jërëjëf soxna Fatou Lo mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ak nawetu naataange nawet bi ñu ngi cee xuus xéwal yaa ngi génn waaye loo gis ci kaw suuf rek day am yenn saa yi ay safaan yooyu nag yàlla mënoon nu jàppale ba ñu mën ko faj saafara tey konte daanu waxtaan ci mbiru kaw gi nag waaw ndax nawet moom soo ko waxee rek xalaat mbay xalaat gàncax ba cay génne waaye nag xalaat it càmm ndax it càmm gi lu am solo lay doon jur gi lépp ci dundam ci ñax mi lay doon te nawet danay am solo bu baax kon maa ngi lay nuyu te di feddliwaat sama kóllëre ci kuréel bi. macha allah professeur ñoo ngi lay fay di la jaajëfal ci sa teewaay ak jot gi ñuy jox ci suñu plateau 15 jours yu nekk ci sunu kër FM tey ni nga ko waxee professeur nawet bi dugg na xuus nañ ci bay sori ndox mi bari na gàncax gi naat na macha allah ñuy ñaan yàlla mu nekk muuru waa Sénégal yépp comme ni nga koy waxee te yàlla bu ci tolof tolof am professeur tey dama bëggoon ñu waxtaan ci li ñuy wax aménagement du territoire mu jublu ci wàllu mbay mi tey professeur su ma la laajee aménagement du territoire ci Sénégal lan la mën a indil mbay mi loo may wax. asalaamaaleykum Cap Sénégal naataange man Moustapha Mbengue soppee Sëñ Mbàkke Soxna Lo moo leen di nuyu te di leen siyaare di ñaan yàlla sama audio bi fekk leen ci jàmm di rafetlu nag groupe bi di rafetlu ki ma ci dugal muy Ndey Jéen maa ngi koy siyaare bu baax di siyaare ñëpp ñu ma fi fekk ñëpp nag maa ngi leen di siyaare di rafetlu yi fi jot a wàcc yëpp daf maa am waaye woon nag kii bi yi fi jëloon ndaw démb moom ma déglu ko mu neex ma mu dugal ma ci maa ngi siyaare ñëpp nag di bala ñëpp àq nag di wax ne gan gi daal mi ngi nii ci seeni loxo di leen balu àq nag di leen baal waaw dara ngeen jëfati. jërëjëf soxna Fatou aménagement du territoire ci kaw gi mooy nan lañ fexe daal ba liggéey bi wën ci tool yi ci dëkkuwaay yi ci bérébu ndox yi ak gétt yi fexe daal maanaam ba soo duggee ci biir kaw gi doo am benn gàllankoor ngir dem ci dëkk dem ci beneen dëkk waaye ñuy bayit suñu nekkee seen tool du am benn jafe-jafe loolu nag ci taarix baykat yi seen bopp ñoo am seen xereñu bopp bëgg daan liggéey xanaa que li ci doon jafe rek mais dangaa gis benn baykat boo xam ne dafa am fii toolu gerteem waaye day demaat fu xaw a sore am fa toolu dugub dem feneen am fa toolu ñebbe mu mel ne que compte su fekkee ni bëccëg bi dafa nekk ci toolu gerteem su ko bàyyee ba pare il faut mu demaat fu sore dugg saret wala sax mu dox dem ci toolu ñebbeem xam nga loolu ay coono la moo tax loolu ñuy tuddee remembrement des terres am solo maanaam ñu fexe ñoom seen biir ñu déggoo ba ki nga xam ne toolam dafa nekk fii nekkaat feneen maanaam daal mu am ñetti béréb yoo xam ni dafay liggéey ñu fexe ba boole béréb yooyu keneen ki nga xam ne moom it dafa jege ku jëkk ki te amoon tool ñu jox ko beneen wàll bi maanaam daal ba loolu ñuy wax exploitation d'un seul tenant nga xam ne fii soo fi nekkee da lay wóor ni la béréb bi yëpp daal ci sa ndogal lay doon mooy gën ngay liggéey fii pare dem feneen di fa liggéey loolu nag déggoo lay laaj ci kaw gi nag dëgg la xëy na tool yi exploitation bi c'est exclusivement privé ku nekk ak sa yëngatu waaye rek mën nañu boole seen bopp def ay kuréel déggoo ba saafara boobu ñuy wax ñu mën ko am ci aménagement bi ci tool yi parce que tool yi d'abord il faut ñu aménager leen loolu nekk na loo xam ne su fekkee ni dañuy xool waa bitim réew
seen xéwal yu bare mi ngi am ci ni seen tool yi nekkee benn tenant waaw am na yoo xam ne daal da di wóor ne lii kenn ki moo mën a xool gis ni bii béréb yëpp moom la moromam nekk na neen ak yooyu waaw kon aménagement donc loolu su ci baykat yi waxtaanee mën na nekk waaye nag foofu nag la intervention état pouvoir public maanaam di am waaw nag suñu defee ay ministère agriculture def ay techniciens ñu nekk ci kaw gi mais seen liggéey mooy it ñu fexe ba def organisation spatiale ba tool yi daal mën a nekk ci amin bu gën a mag foofu d'ailleurs soxna Fatou ci laa bëgg dugal li ñuy wax génie xam nga da nga dégg génie civil génie militaire mais nag dafa am sax kuréel bu mag ci wàllu mbay bi ñuy wax génie rural ñoo xamante ni jàng mbiru xam-xam nekk agronome waaye nag ñu spécialisé wu ci génie rural maanaam wàllu terrassement yeeg bâtiment ñuy tabaxee ferme yi ñuy tabaxee silo yi yooyu yëpp ñoom dañ koy jàng xarañ ci lool ba mën a liggéey bi ñu mu mucc ayib day ren soo ko seetloo am na ay toolu gerte yoo xam ne am na ndox mi dugg si dafa ak ay toolu dugub ba yàq fa lu bare loolu nag du taw ma wàcc ca kaw tool ba moom moo indi mbënn bi waaye li ñu tuddee ruissellement ndox mi day jóge fu sore ñëw dugg ci biir tool yi nag te loolu génie rural ci seen xereñ mënoonu def ay barrage collinaire fexe ba suñu seetee topographie foofu ci tool yi daanu mën a def ay barrage yu ndaw ba mu nekk ay retenue d'eau ndox moo di ruisseler dugg ci tool yi di ko feesal ñu dugal ko ci ay bassin de rétention waaw ren nag sax xëy na li nga xam ni dafa xaw a exceptionnel dafa yéeme mooy taw bi daan taw ndox mi daan wàcc ci lu mat weer dafa ñëw ci ñaari fan rek mu wàcc ci waaw ndox mi nag bare loolu ba ñëw xëy na dugg waaye toolu gerte ak dugub bu daan mbënd moom jafe nañu koy gis mais général boobu daal xam naa ni noonu war a gën a jox doole te su ma waxee nag moom noonu war a joxe dama ni général waaye kaw gi ci boppam nanu war a may doole naam état baa ngi ci def li mu mën waxoon naa jamono jee passé Maputo am na benn conférence bu mag bu fa amoon ñu ni léegi état yi war na ñuy dugal ci seen budget au moins 10%. loolu nag am na état yu koy def mais li cëpp daal dafay demee maanaam dafa daal tax daal ñu gën a privilégié te comme suñu koy wax souveraineté alimentaire te li ëpp ci mbokk yi foofu noonu nekk ñoom it ñu xalaat leen d'ailleurs président de la république tournée bi mu def ci fan yi mi ngi invité même secteur privé bi ñu ñëw bay si te loolu nag naam ko kenn mënu ko bañ waaye nag séddale ci ku di jëkkee waaye nag bay ci sa loolu maanaam baykat yi nga xam ne ñoo cosaanoo foofu ñoom nag nanu war a gën a privilégié laata ñeneen ñëw di dugg si mi ngi nag sax suñ dee wax ni emploi des jeunes yi daan leen dugal si ci domaine agricole communautaire yi baax na jeunes yi nga xam ne ndaw yi nga xam ne ñu ngi jógee ci taax yi waaye nag bu nu fàtte ni dafay fekk ay yeneen ndaw ñooñu nag du leen war a aussi ñoom it privilégié ndax ñoom ñoo dëkk foofu waaw mu doon daal benn organisation bu mag aménagement du territoire donc loolu la ci kaw gi fexe ba tool yi ñu liggéey ba nga xam ne daal doon benn gàllankoor ci su fekkee ni dafa am ay ruissellement yu demee noonu mais également aménagement du territoire dem na ba ci barrage yu mag yi waaw ndax xam it barrage gis nañ ne ren ci barrage yu mën naan tali bi ndox mi bu mu baree ñëw na ba am ay dëkk yoo xam ni ndox ma dafa teggi ba ñëw dugg ci kër yi dugg ci tool yi te loolu xam nga dafay yàq toolu ceeb yi nga xam ni yaakaar amoon na ci ba duñu obligé woon sax di def ay lâcher d'eau di ubbi barrage bi muy dugg si booru Ndar te loolu aussi mën na fa indi woon gàllankoor ak yeneen donc loolu yëpp daal ay prévision la ak ay matuwaay yoo xam ni
nit ki yàlla mën a def su fekkee ni waxtaanu seen biir rek mën a nekk kon daal soxna Fatou aménagement ni ñu koy defee ci taax yi noonu lañ koy war a defee aussi ci kaw gi maanaam moom ay piste de production yoo xam ni su nit ñi suñu bayee daanu mën a su fekkee dañuy commercialiser ñu def ko suñu bëggee dem ci yeneen i gox ñu dem fa affaire électrification rurale loolu yëpp ci aménagement bi la bokk ba nga xam ne daal équipe multidisciplinaire lay doon nga xam ni ñëpp cee bokk boole ci nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ca dëkk ba muy baykat yi waaw. professeur Aminou su ma la déggee aménagement du territoire ci kaw gi maanaam ci suñu tool yeeg yëpp njëriñ lim ñu mun a jural bari na tey jii dina tax baykat yi am beneen taxawaay am beneen gis-gis booloo ndaw ñu bari lu ci mel ni jeunes ruraux yi am liggéey te jeunesse bi mun a intégrer mbay mi loolu yëpp macha allah buñ ko amoon tey jii suñu mbay mi lu ci bari ci gàllankoor yi dina jafe mais tey ak Sénégal ni ñuy amee tool ci kaw gi surtout ñun ni ñuy amee tool yi ci kaw gi da ngay ñëw fàkk fii sama maama ko moomoon daggal kii dem fa leen sama maama ko moom daggal kii ndax dina fi yomb tey pour ñu am aménagement bi facilement ci baykat yi. waaw jërëjëf soxna Fatou aménagement du territoire muy territoire urbain wala territoire rural aménagement c'est un objectif à long terme kenn du yeewu rek mu pare moo tax comme li nga wax léegi baykat bi nga xam ne ci wàllu foncier toolam day bay fii am sax béréb boo xam ne yooyu ñu tuddee jachère maanaam mu toog ay at du ko bay abal ko nit wala mu ak keneen ñëw sax ba ñu weccoo ko ci ay koppar yooyu yëpp mën na nekk ay jafe-jafe bi gis nga jamono tembe sax am na problème mu foncier rural nekk na problème bu mag a mag loolu yëpp naam am na waaye nag saafara am na saafara si mooy organisation paysanne maanaam ñu fexe ba baykat yi boole seen bopp ci nguur yi jàppale leen ñu def ay kuréel yu mel ay coopérative yoo xam ne non seulement coopérative de production la waaye ay béréb la yoo xam ne daanu mën di diisoo di waxtaan ci seen biir waaw président bi aussi dégg noonu sax bi mu demee ci tournée bi mi ngi wax ni mbiru coopérative mi ngi invité aussi comme dañu waxee secteur privé ni ñëw mais loolu yëpp li nga xam ne moo ci am solo mooy que baykat bi moom boppam ci fànn yu bare maanaam su dee njiwu su dee engrais bi su dee pesticides yi su dee yeneen xeetu jumtukaay moom mu fexe ba léegi di ko saytu état nag ala kulli lin dafay war toujours di encadrer di jàppale di appuyer béykat waaye ñoom seen bopp mënoon organiser ci cadre coopérative waaye sama faatu dafa am sax leneen loo xam ni sax lu bees la loo xam ne ñi ngi koy mébét at yëpp waaye yaakaar naa ni après Covid bi il faut ay coppite yu bëri am mooy lu ñu tuddee chambre d'agriculture maanaam ëtt la boo xam ni léegi baykat yi léegi ñoo fay nekk ñooy xalaat seen politique agricole ñooy xalaat li gën a war a liggéeyee su ma nee nag kaw yi léegi comme ni ko waxee rek baykat yi sàmmkat yi nappkat yi ak ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ci ñu def seen maanaam chambre d'agriculture boobu sax am na décret bu génn jamono jii ba ñu séparer agriculture ci chambre de commerce et d'industrie waaw te foofu sax li ci gën a yéeme mooy gis nga chambre d'agriculture boobu su taxawee dana may autonomie sax ci monde rural bi waaw ndax financement koppar yi nga xam ne jamono ji nekk moom la wax mi projet yi di nekk ay centaines de millions wa ay milliards mais état bi moo koy ñëw ak coopération internationale di jàppale kaw waaye chambre d'agriculture su taxawee te am na ay fonds yu bari yoo xam ne ñoom mën nañ ko am rek ci
les droits d'entrée gis nga tey soo ko seet sax chambre de commerce d'une manière générale li ëpp ci budget am xéewal yi mi ngi koy amee ci produits alimentaires yi nga xam ni produit d'importation wala produit sax d'exportation taxes yooyu di ci génne mais yooyu mooy alimenter sax fonds wu chambre de commerce yi waaw léegi nag suñ ko xaajee nag léegi ñu ne chambre d'agriculture day am loolu day nekk lu am solo dana jafe nag ndax dana am li ñuy wax de gros intérêts en jeu këccoo dana ci am waaye nag baykat bi na gën a dëgër ci position am dëgër bi nag mooy nii mooy tey am na ay doomu baykat ay ñoo xam ne dina ñëw dellu si waat ci kaw bi ci liggéey ndax it xam nga tey Sénégal tey sunu langue officielle mooy français te loolu mën na indi xëy na ay jafe-jafe ci communication waaye li nga xam ni mën na nekk mooy su baykat yi organisé wu am ay conseil technique yoo xam ni pourquoi pas ñoo leen di fay parce que paysans suñu organisé mënoon ba nekk ay employeur maanaam di recruter ay agronome ay vétérinaire ay forestier ci cadre boo xam ni li leen di fayee mën nañ ci dugal seen loxo waaye aussi état bi mën na di fay ba mu am subvention d'équilibre maanaam su fekkee ni baykat bi kuréelu baykat bi dafa employé benn agronome mu nekk conseiller technique ñu war ko fay kuréelu mbay bi mën dugal moitié état bi daal di ko defal subvention d'équilibre defal ko moitié ñuy dem di dem ba baykat bi mën fay te loolu yëpp mën a am ndax kaw gi foofu la xéewal yi nekk foofu la koom-koom yi nekk waaw ndax dund gi li mu ko waxee su amee gàncax gi maanaam ci dugub gerte ak ñebbe waaye bu ñu fàtte ni càmm gi gis nga muy ndawal bi muy meew mi gis nga président bi mu demee mi ngi wax ni dana war a suqali mbiru meew mi mais loolu aussi mën na nekk ci à partir sunu nag yi ak nag yi nga xam ne ñooy jóge bi réew mais surtout il faut que ñu def ci koppar gu bare ndax lu tax mën def ci koppar bu bare mooy li ma doon wax sànq ci wàllu bâtiment yi muy ferme yi il faut que nag yi mën na am dëkkuwaay yu mucc ayib il faut ñu am ay béréb yoo xam ne daan fa mën di wëgg il faut ñu am aussi dund gu doy def ay culture fourragère transformer ko am aliment bétail am ay médicaments vétérinaires yoo xam ni dañuy recruter ay vétérinaires ñu ñëw di leen saytul ak yeneen xeetu liggéey yoo xam yëpp day am te loolu dama ni loolu mën na am ci organisation wax naa sànq mi ngi tàmbalee ci ay kuréel ñoom seen biir ñëw ba gis nga jamono amoon na ñu ngi daan coopérative bu njëkk ba maa def nekk léegi loolu dafa dellu si waat waaye li nga xam ne nag mooy ndeyu mbi liggéey loo xam ne moom dañ ko war a taxawal mooy chambre d'agriculture boo xam ne day doon ëtt boo xam ne c'est pour et par le paysan waaw ñoom ñoo fay nekk di dogal et day dem sax soxna Fatou ba gis nga lii ñuy waxee ay plan d'aménagement tey gis nañu état bi am na sphère ministérielle yoo xam ne dañ ko yóbbu fale ca Diamniadio ay ministère nekk fa waaye xam naa ci ay tàng yu mu néew à moyen terme pourquoi pas sax mu jël ministère de l'agriculture yóbbu ko Kaolack jël ministre élevage yóbbu ko Linguère ministre de la pêche yóbbu ko Ndar wala Mbour maanaam fexe daal ba ñu jege lool administration des administrés te loolu mën na nekk ndax volonté lay doon gis na ni su fekkee ni ministères yi sax dañu tasaare noonu waaye gis nga Covid bi am na lu mun a wan maanaam télétravail mën na am ay conseils des ministres yu mën a am te sax ministres yi duñu nekk ci benn place war na donc loolu yëpp dama ni ay opportunité la yoo xam ne dañ ko war a def volonté politique daal soxna Fatou moo des ci mbir mi am na nag tàmbalikaay mais il faut daal mu gën a tar ba pare sax encore ñu war a moytu
confusion di lëndëmal nit ñi ci wàllu agrobusiness ak exploitation familiale wax ni agrobusiness su ñëwee dafay rey exploitation familiale baykat yi duñu nekkati lu dul ay ouvrier agricole perte seen identité perte seen koom-koom yëpp loolu beneen gis la waaye li wóor mooy agrobusiness moom agrobusiness da nga koy teg de côté daal di indi agro industrie maanaam mbay mi ñoom xam na ni ci njëlbeen sunu mbokk yi ñoom ay ileer ak ay yeneen xeetu jumtukaay gopp na daan béyee mais ñu jég sa ñu dugal si ay semoir mu nekk aberration mu nekk mécanisation ensuite ñu def culture attelée maanaam ay nag ñëw peeru nag ñëw di xëcc ay semoir ak ay xiw liggéey bi dox machines yi di dox ba léegi ñu dugg motorisation maanaam tracteur léegi di ñëw di xëcc ay yeneeni xeetu machines yoo xam ne dafa na wàññi coono baykat yi waaye dana gën a yëwanal liggéey bi loolu yëpp organisation lay laaj te organisation yi ñi ko mën a ŋànk ñi ko mën a jàpp doxal mooy baykat yi seen bopp baykat yi aussi il faut ñu am benn autonomie benn autorité seen biir tey organisation yi am sax Sénégal bari na lool yaa ngi dégg ay plateforme nationale fii ñu ngi tudd ay CNCR ñu ngi dégg fii ay MSD ñu ngi dégg ay force paysanne ñu ngi dégg ay convention nationale pour le développement rural ay kuréel yu bari ñu ngi fii waaye soo ko seetloo door a gën waroon amuñu ko léegi nag chambre d'agriculture ba moo xam nag su taxawee léegi ñoom daanu mën a di déggoo seen biir mbiru commercialisation la mise en marché des produits ñoo xam ne ñu koy defee gerte duñu wax rek ñu duñ koy jaay Chine wala jàng fenn naam lu yëpp mën na am waaye nag ñu gën a ñu ciblé sunu partenaires yi liggéey bi dox tey su fekkee dem nañ aussi ba ci campagne agricole boo xam ni il faut le dire état bi at mu nekk su nawet bi dugg si ñu dugal ci xaalis bu bare yenn saa yi baykat yi ñoom gisuñu ko ndax muy njiw muy engrais mi leneen ñeneen a koy jël mais li wóor tey loolu chambre d'agriculture su taxawee ñoom ñooy aki moom liggéey boobu di ko distribuer na ma waree donc capteur de fonds yi yëpp dootuñu mën a tam intermédiaire dootuñu am itam liggéey bi dox waaw kon daal mu mel ne que benn défi la benn léetoo waaye duñ léewtoo ngir kaw gi gën a dox toujours dina wax ne ñoom ñoo ñuy dundal waaye ñi ñu dundal nag aussi nañ leen sargal bi mooy ñoom aussi ñu jox leen doole ba ki nekk ci taax ki ni mu amee barke ni muy bénéficier woo ci ay xéwal yu bari kaw yi aussi loolu mën ci am te loolu waxoon naa koy bee passé mën na am ndax suñu defee électrification rurale à partir du solaire à partir du vent énergie éolienne suñu defee téléphonie mobile tey képp koo xam ne yaa ngi ci ay béréb soxlootu ngay def déplacement yi mën nga woote ñu def aussi ay piste de production ay yoon yu dugg yu wóor yoo xam ne nag dañ koy aménager ba aussi ndox mi di ñëw di ko dindi donc xam nga mu mel naka compter lépp daal dafay ñëwaat rek ci mbiru aménagement du territoire fexe ba jamono ci nekk daal ñu xool lépp loo xam ne gàllankoor la ñu koy def mais nag loolu ñu koy def nag laata yéen yi dem par exemple nawet duñ ko war a waajal presque su nawet jeexee li ñuy wax le roi est mort vive le roi nawet su jeexee rek dina war a dugalaat beneen programme seet bépp gàllankoor boo amoon ñu jéem ko fànq ba liggéey bi dox soxna Fatou. mbokki auditeur mbokki auditrice sunu kër FM yéen a ngi ci seen plateau sunu kër FM di déglu seen émission ëllëgu mbay mi napp gi ak càmm gi ñu di ci ànd ak suñu professeur Aminou Diop ñu leen di fàttali ku bëgg a déglu rajo bi nooy def dangay dem télécharger ko Play Store mbaa App Store wa ilaa nga dem ci YouTube bi émission bépp bu la raw boo ubbee sunu kër FM dinga ko gis ñu am mbégte nag mu lëkkaloo ak CAP Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué parti en construction bu yëngatu ci lépp luy jëmale réew mi kanam ak koom-koomu réew mi président Abdoulaye Fall jiite ko
ku ko bëgg a jot nooy def dangay def 77 533 39 00. waaw jërëjëf damay dellu si waat rek soxna si ci wàllu agro industrie ak agri business dégg nga sax président bi wax na agri business mais man dama ni à place de l' agri business en fait agro industrie leen wax parce que agri business comme son nom l'indique ay nit la ñuy ñëw bari koppar lool ñëw jënd ay junne hectare ci façon bu ñu ko mën a amee ba pare xaw a nag xañ baykat yi seen ay tool ba loolu tey ñëw indi ñoom suñu ñëwee nag def fa ay grande culture muy ci maraîchage bi mu ci yeneen i fànnu doxalin léegi baykat yooyu nga xam ne dañu ñëw li mu ko mën tuddee nangu seen tool ñooñu dañuy nekk ay ouvrier agricole alors que agro industrie nag moom jumtukaay la yoo xam ni dañu koy indi jox ko baykat mu ciy liggéey waaye aussi nag ñi nga xam ni ay doomu réew mi la ñuy doon mën jël ay 200 hectares 300 hectares liggéey ci non seulement ñoom dana am daanu def ay production yu mag mais dana am sax benn effet ci producteurs yi nga xam ni ñoo nekk ci seen wet ba tey ëllëg suñ fekkee dem na ba ñu war a sax jaay léegi baykat bi dootul amati jafe-jafe parce que gros producteur boobu moo ñëw jënd si mooy jënd production boobu production wu petit producteur bi en d'autres termes soxna si kaw gi dafa laaj ay jumtukaay nag ay koppar ñu koy indi jumtukaay yooyu nag ay privé sénégalais mënuñ ko ñëw indi te duñu gaañ ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen lot waaw maanaam baykat bi moom duñ ko war a sawe il faut sauver le soldat du paysan il faut le sauver ni ñu koy sauver moo société ci début indépendance yi du daal wax ne réew mi nous sommes à 75% wala 80% de paysans tey jii dem nañu ba léegi parce que nekkatul xaaj léegi on dit 45%. te lu nu gën a dem taax yi day gën a exode rural bi dafay gën a bare ba presque ay bras yi nga xam ne ñoo daan bàyyi yooyu dootuñu nga amati moo tax xam nga tey machines yooyu ma doon wax sànq suñu ñëwee daanu mën a remplacer main d'œuvre bu bare bare d'ailleurs am na benn paradoxe bu am parce que moment bi nga xam ne ñu ngay wax ay domaine agricole communautaire moment bi nga xam ne ñu ngay wax ni femmes yi ak jeunes yi naan dellu ci kaw gi mais suñ dellu ci kaw si war na fa fekk suuf waaw war na fekk suuf te loolu nag ci li mu mën nekk rek mooy mu doon un partenariat public privé boo xam ne dana mën a permettre ñi nga xam ne ñooy liggéey yu mag yi mën lëkkaloog ñeneen ñi ñu former benn partenariat boo xam daal ku nekk daal ci gis sa bopp mais li wóor ba wóor mooy suuf si pour waa dëkk bi la pour waa réew mi la ñooñu leen war a gën a privilégié donc dañu war a sàmm toolu baykat yooyu macha allah Sénégal nag yaatu na am na ay béréb yoo xam ni les terrains cultivables des na ay milliers des centaines de milliers d'hectares ah ñu jox ko nag ay entrepreneurs agricoles yoo xam ne de préférence ay doomu réew mi nañu doon nga xam ne duñu ñëw liggéey ñu déggoo ci fànn yu bëri agro industrie nag nekk machines yi gën a performant na ñuy indi ay tracteurs ay moissonneuses batteuses ak yu bëree bëri gis nga ferme laitière yi aussi day nekk beneen i xéewal ndax président bi mu demee dafa mettre l'accent sur la production de lait waaw mais société même xam nga Sénégal ba nu xaymaa sax doon ni chaque Sénégalais consomme à peu près 35 litres de lait par an waaw te nan la koy consommer mooy le lait cru frais c'est rare nga gis nit ñi di ko naan fii maanaam nag nga xam ne karta rek di ko jaay noonu pratiquement loolu luxe la wala en tout cas lu laal xanaa ci kaw gi fii li cëpp ñi naan ñi jëfandikoo meew sungufu meew yi ni ni jël te gis nga dana ko def ba nga xam ne ay da nga am sa juróomi dërëm dem jënd ci boutique ba ñëw def ci sa café wala nga def ci sa xew waaw waa ilaa xanaa suñu defee production laitière
léegi transformé def ko yaourt wala ñu def ko ay beurre wala fromage ak yeneen bàyyi loolu yëpp ba léegi li ma mën tudde domaine expérimental la waaw presque daal su foire amee wala yenn xew-xew yi nga gis ay coopérative bu jigéen ñi ñuy def ay mini laiterie dafay indi ay produits mais loolu nekkul loo xam ne dafay wéy yenn saa da nga toog ba ci at bi nga soxla loolu doo ko gis mu mel ne que donc loolu dañu war a gën a organiser ci production boo xam ne nag su ma ñëwee toujours ci idée président bi maanaam nan développer production laitière mais c'est à partir de nos vaches locales yoo xam ne moom seetlu na ni ñoom duñu joxe meew mu bare au maximum sax ay 2 litres de lait par jour or nag yi nga xam ne dañu jógee bitim réew da ngay gis saa jox 15 ba 20 litres am na sax joxe 40 litres mais loolu yëpp dafa nekk loo xam ni su dee par exemple nagu bitim réew loolu xam nga day nekk liggéey bu mag boo xam ne il faut ñu def ay cultures fourragères yu mag il faut moom encadrement il faut que moo am ay ouvriers spécialisés il faut am ay vétérinaires yoo xam ne ñoo di toppatoo il faut courant bi doy pour la conservation du lait yu bëree bëri waaye suñu mbokk yi nga xam ne léegi ñoom ñoo nekk ci kaw gi te am rek ñett wala ñeenti nag yoo xam ne dañ ci def dañuy defar meew maanaam meew moomu pour d'abord seen dund la seen dund lay doon li ci des xam nga yenn saa yi soo gisee suñu mbokk yi yenn saa yi di jaay soow wala ñu jaay diwu ñor waaw loolu day nekk production boo xam ne daal nekkagul lu quantité bu mag waaw donc par exemple moom ba muy wax production laitière déjà ma ngay xalaat à partir des vaches exotiques te loolu nag yooyu dañuy nekk ñu exigeante ndax il faut ñu di leen aar ci feebar yu bare dund bi aussi dafa war a nekk lu mag a mag gis nga dund boobu nag sax Soxna Fatou su fekkee ne ñun suñu bopp suñu nag yi ñu am ñu ngi leen doon toppatoo na mu waree di leen jox dund gu doy mais 2 litres yooyu ma waxoon ne moom na ne am par bés mais mën a dem ba 5 litres ba 8 litres parce que am na expérience yoo xam ne defoon nañu ko ci booru ñàgg te ay jamono mais gis na ni en fait suñu développé alimentation bi rek te toppatoo wér-gu-yaram bi rek suñu nagu réew mi mën na indi ay xéewal waaw mu mel ne que contrôle yëpp nag ay objectif la yoo xam ni à moyen terme lay doon waaw maanaam daal day diggu doomu ñu xalaat di at di ci saytu organiser te li ma doon wax sànq ci njëlbeen lii waa kaw gi nekkoon ay 80% ci population bi léegi nag ñu dem di dem presque nekk 45% te ñu ngi koy gën a wàcc kon mën wax lu néew léegi ci kaw gi ñooy amee exploitation yu mag di dundal réew mi waaw te ak Soxna Fatou mu amaat leneen yoo xam ne nemmeeku nañ ko mooy li ñu tuddee le vieillissement du paysanat tey soo duggee ci kaw gi mais presque ndaw dootu ko fa gisati ñu bari ñu ngi ñëw ci taax yi wala ñuy dem feneen léegi baykat yi ñu cëpp dañuy dépasser la 60aine te loolu xam nga suñ toogee tuuti relève agricole boobu dootul amati moo tax ñu war d'ores et déjà ñu xalaat doomu baykat yi ñu jéem leen inciter intéressé leen ba ñu dugg ci bay mi waaye it ñi ne waxoon sànq ci domaine agricole communautaire yi ñu jéem ci dugal jeunes yi mais tam boobu aussi ñu spécialiser production bi occuper leen pour que at mi yëpp nag ñuy bay parce que tey suñu seetee ñun ñu nu bindoo nawet rek na naam mooy ñeenti weer su ko fee di ci des yëpp daal di ñuy toog naam duñ toog sax bañ a liggéey mais dañuy dem ci taax yi di wuti yeneen liggéey yooyu ba nawet ñu war ñu dugg ci wat mais suñ defee une bonne occupation du temps diversifier production bi spéculation yi muy ci mbéy mu ci sàmm yi muy ci même napp gi ndax napp gi du géej gi rek mais xam nga de plus en plus ñu ngi wax pisciculture di def ay bassin de rétention di yar ay jën yooyu yëpp daal mën a nekk mais nag day nekk liggéey boo xam ne yëpp yàlla mën a def ba ñu mën ci ànd ci fekkee ni déggoo am na. gis naa ne professeur Aminou bàyyiwuloo ma éclipsé li jëm ci maanaam agro business ak agro industrie ak agriculture familiale
ay pàcc la yoo xamante ne dinañ ci dellu si ak émission entière nga gën ñu koo leeralal ndax yaakaar naa ne yaatu na yaatu goo xam ne liñ ci war a xam bari na sama laaj bi nag nga tënkal ma ci lu gàtt rek ndax tey visite président bii ci tool yi dina nekk lu amal njëriñ baykat yi ci sa gis-gis wala yëfu politique rek la président Aminou ci diir bu gàtt loo may tontu. waaw tournée économique tournée agricole loolu farata la ci bépp njiit rawatina njiitu réew waaw suñ toogee ba nawet bi président bi dafay def tournée agricole duñu mën lu dul di ko rafetlu li nga xam ni xanaa kañ mooy li nu mën a suggérer te ñu bare aussi xalaat ko te mu nekk xalaat bu rafet mooy le petit producteur baykat bi nga xam ni xëy na 2 hectares wala 3 hectares lay bay kooku it ci ñi protocole bi suñu mënoon a aménager ci temps bi ba mu mën a dem visiter tool boobu toolu kooku am 2 hectares wala 3 hectares dana am solo lool ndax kooku dana waxtaan ak moom te kooku it dana ko wax goo xam ne ak lu mu gàtt téere lay doon ci moom waaw ndax soo ko seetloo tournée yi moom vitrine lay doon lu baax ak lu mag lu jekk lu rañ rek na ni wane waaw ndax fu jumtukaay am ndox am fa lépp am fa mais il faut que tool bi rafet waaye gis nga tey soo seetloo ci diwaanu Louga xam nga am na attaque parasitaire ay chenilles yoo xam ne ñoo di attaqué ñebbe gi wànq yi aussi daa attaqué dugub gi service phytosanitaire demoon na alhamdulilah yàlla def na ci jàmm waaye ñoom dina woon gën a sax renforcer seen moyen ni ñuy renforcer service d'hygiène moyen ñoom it ñu renforcer que seen moyen ba li nga xam ni mooy li war ñu def ko waaw mais gros producteur ak moom yooyu yëpp da koy fàggadiku waaw moo tax toolam day mucc ayib waaye nag producteur nga xam ne doolam barewul laaj na ne foofu nag la appui di am man du ma ko tuddee sax aide waaw aide pour man warula am appui moo am ndax ki ngay appui day fekk dèjà moom ma nga ca liggéey ba moo tax ñu ni ndimbal na ca fekk loxo borom waaye sax ñu ni na ci loxo borom di jiitu mën na ko compter tournée autorité moom à la kulli il faut mu am relance politique n'est-ce pas contexte bi moo wane loolu waaye nag baykat bi moom yaakaar naa ni responsable la xam na bu baax li mu war a def te à la décharge même du président am na jamono ba mu waxoon ni moom dafa bëggoon même notion paysan ñu tegg ko te indi notion entrepreneur agricole waaw question sémantique la loolu yëpp mën a nekk bay li wóor ba wóor mooy baykat bi daal nañu koy jàppale ba 2 hectares wala 3 hectares yi muy dundale jabootam mu mën ci génn mën am céréales yu doy maanaam dugub wala mboq yu mën a dundee def élevage am bu ndaw soo amee nag loo xam ni des na mu teq kanam jaay ko baana yi wala cadre Sonacos ak ñi nga xam ne ñooy marchand yi ñu jaay leen ko waaw kon daal soxna loolu laa bëggoon ñu wax ko ci bisu tey gi ci suñu émission bi te ci fan yi di ñëw nag ñu xuus nag ci beneen waxtaan boo xam ne du ñàkk comme ni nga ko waxee woon ñu jox sunu ay mbokk muy ay techniciens wala it muy nekk ay baykat ay sàmmkat ñoom it ñu wax lu seen xalaat parce que defe naa ni suñ demee ba ni du ñuy tëral document central ci politique agricole xalaatu techniciens yi baax na ci waaye aussi xalaatu baykat yi ñu dëkk ci kaw gi baax na ci kon nag soxna si jërëjëf ba beneen. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki auditeur mbokki auditrice suñu kër FM
Premier radio panafricain di émettre depuis Los Angeles lëkkaloo ak Cap Sénégal Natangué, la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué, parti en construction bi président Abdoulaye Fall jiite ñoo dellu si tey ci seen plateau sunu kër FM di leen di tegtal seen émission ëllëgu càmm gi napp gi ak mbay mi. ñu ngi ciy ànd nag ak suñu consultant monsieur Aminou Diop. Professeur Aminou Diop ginnaaw bi ñu yàlla mayee kàttan ak wër ba ñu dellu si tey ci plateau bi comme 15 jours yu nekk lañ koy def ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal ci sa teewaay di la tatagal di la laaj professeur lan ngay nuyoo tey suñuy invité. Professeur, liggéeyu baykat yi du neex a doxal ndax capteur de fonds yi ko wër duñ ko gaaw a nangu te ñoo ëpp doole baykat yi ci wàllu koppar ak ci wàllu jege nguur gi. comme niñ ko waxee na administrateur yi dem jege ji administré yi. yaakaar naa su ma juumulee Macky Sall day ci li ma gis ñu def ci média yi xaw ma nag commencé na ko léegi ma lay laaj ci kàddu googu visite président bi ci biir Sénégal lu ci mel ni Sine Saloum wër na tool yu bari ñu wane ko nag ci média yi xaw ma nag ndax image yooyu actualité la waaye professeur Aminou loolu biral na que baykat yaa ngi góorgóorlu ndax gis naa ci image yi ay 800 hectares de culture de champ Sibassor lu ci mel ni 1500 hectares arachide 1000 maïs sorgho Toubacouta ak yeneen hectares yu bëree bëri ñu koy tudd may laaj ndax loolu bokk na ci li nga xam ne tey jii buñ ko lawalee Sénégal wërngal këpp dina dooleel baykat loo ma ciy tontu. macha allah professeur Aminou Diop mbokki auditeur mbokki auditrice sunu kër FM premier radio panafricain di émettre depuis Los Angeles yegsi nañ ci suñu cappaandawu émission liñ ñu joxoon ci waxtu jeex na ñuy laaj ndax yéen suñu waxtaan amal na leen njëriñ lépp luñ ci wax loo xamante ne luy jëriñ la yal na ko yàlla maye dégg-dégg ba ngeen jëfee ko ñu leen di jaajëfal ak waa Cap Sénégal Natangué, la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué, parti en construction bi président Abdoulaye Fall jiite di jaajëfal suñu invité mu di professeur Aminou Diop ci xam-xam bu sell bi gis-gis bu leer bi. professeur sunu kër FM ñu ngi lay jaajëfal ak mboolem auditeur ak auditrice di joxe dig daje ba beneen incha allah dans 15 jours yàlla may ñu talak fekkee.